lisaan kon jëmm la ak comportement ak jikko ak yërmande irham uxayya jamiihal xalqi kullihim wanzur ilayhim bi ayni lutfi wa shafaqa fa tarku kasbin liddia tawakkuli maa iltifaafin fi xumrin anjali gis-gis bii nag ma war a Sëriñ Tuubaa yaatalaat doxaleen yu suuf yanke yi daa xeexe bakkan te ku ne xam na ne xeex bakkan te mooy jihaadu nafsi mooy fondement tasawuf ndax murit bi mënula am wusul fii xeexul ak bakkanam ba noot ko waaye méthode ba ñu daa xeexe bakkan lu jiitu sëriñ bi weesuutoon génn bu baax ci société bi ngir génn ko adduna bi ba dootu mën a gis bànneex waxuma laa di ko jëf mbaa mu koy dund sëriñ bi nag bi mu dikkee daa gis na yoon wi gën a dëppook alxuraan ak sunna ci xeex bakkan moo di nga sëf ko adduna ak i tiisam ak i coonaam su ko defee tàggat ko ci mu yann ko yar ko ci muñ coono diisaay bi doo ko dawale coono yi waaye day jànkoonteeg adduna bi ba du tal bànneex huwa anshaakum min al ardi wastamarakum fiha yàlla dafa sant doomu aadama mu taxaw temm ci tabax adduna bi aar ko lu fi baax mu sàmm ko gën koo baaxal lu jagul mu jagal ko ba dara du yàqu te loolu du mën a nekk lu dul liggéey moo tax sëriñ bi yàlla nammee mu feeñ ngir liggéey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa bàyyi ba diine tumuranke lool jaaxle lool mu doog koo feeñal ndax sallallahu alayhi wa sallam bi muy door ci tumuranke la dooree bada al islaamu xariban wa shayuudu xariban fa tuuba lil xuraba te day delluwaat ci tumuranke kéefar yëkkatu ko mbaax suufe seytaane jël tubaab yi roofi leen ay pexem ngir yàq rekki gëm-gëm yi ni ko Sëriñ Tuubaa waxee ci téeram bi ñuy wax ilhamu salaam fi zabbi an diini islam nga xam ne wane na fa bu baax fi adduna bi tolloon ci jamono yi muy feeñ ni yéefar yi yilife woon adduna bi ak ni ñu doon yàqe positif yi ak jikko yi ak ni ñu doon doxee diggante nit ñi ak seen borom mu wax ne wa baadu fal majuusu wa nasara saaro li iblis al gawi usara xata gada ka annahum sukara wa ra'yuhum fi xatfihim qaddara wa lil ana qaiduhum qad saara wa rafahum ila nxifaadin saara yasawna fi leyli wa fi nahaari li jaalibin li xaribil ijabaari nee na jamono ji mu feeñe yéefari ak nasaraan la iblis jël def leen jumtukaay yi muy xeex diine moo tax mu jël leen def leen ay prisonniers ñu mel ne ñu màndi mbaa ñu tàggoog seen sago seen xalaat yëpp jëme ñu ko fudul ci lu leen di alak ak luy lor mbindeef yi iblis jël leen wommat leen jëme leen ci lu leen dor moo tax civilisation bi ñu tabax bépp ci mabbu rek la mujj wa rafahum ila xifaadin saara nee na foo leen fekk muy guddi muy bëccëg du ñu dox ci lu dul luy sabab merum yàlla seen dund géppit dañu koy sànq ci luy merloo yàlla wala iyaasu billahi taala wa jarrahum iblisu lil isyaani wa li tajarrui wa lil xusraani iblis jël leen di leen xëcc waxtu ne jëma leen ci mooy ak fettirlu ak alkane ak pertange tey ak ëllëg neen du adduna bi mu adduna bépp topp leen ci mooy yàlla ak jikko yu ñaaw yi ñu fi andi wa taawahum fi zina wa sarixa wa xeyri zeynin min fialil fasaxa nee na am ñu leen jàppe ay yàlla mbaa ñu leen wàccuwaayu malaayika yi wa minhum min an raa nasrani yasibhu min malaayika rahmani wa bahdahum qad nasiya al jalila li xawfihim wa nasiya rasula nee na am na ci ñoo xam ne dañoo fërjal seen mbir yëpp jébbal tubaab yi fàtte yàlla sàggane jaamu yàlla wa minhum man xarrahu nasara bi wasfihi xatta al fuadu xaara wa yunsibu sun allazi ajrahu fihim ilahu alxalqi ijdahahu lahum wa yactaqidu anna alxawla wa quwata alfili lahum wa tula lii la seytaane jële tubaab yi di fawe ak a jay ni ko sëriñ bi waxe moo tax mu jël mbooleem pas-pas ak xalaat yi yàq yëpp di leen ko sol ngir jàllale ko ci nit ñi wa inna shayatina la yuuxuuna ila awliyaahim li yujaadilukum wa in ataatumuhum innakum la mushrikun bokk na ci ngànnaayu seytaane yi gën a màgg yi mu doon yàq jamono li ñu naan liberté seytaane jël ko def ko ci xeli seeni falasifa ak borom xam-xam ñu ci xalaat ak théorie ba jël ko mu féete kaw diine yëpp ak pas-pas yëpp ba àgg ci bëgg jël nit def ko palaasu yàlla Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa jël mboolem xalaat yooyu yëpp
dajji sànni ci àll ba delloo nit ñi ci dëggi nature doomu aadama te mooy doon jaamu yàlla. bu ñu delloo ci mbind sëriñ bi danañu gis muy leeral dëggi liberté nee na wa xaqiqatul xurri man laa yacbudu dunya wala nafsa wala alhawa wala alayn fa huwa xiina isin sadruhu quburul anwaari wal xikmati wal asraar wal barakaati wa xuyóori dunya wal axira fa man danna annahu abdun huna fa hunaalika xurrun wa maalikun wa aakilun wa man zanna annahu xurrun huna fa hunaalika abdun wa mamlukun wa maakurun nee na liberté dëgg-dëgg mooy fexe ba moom sa bopp nee na doon nangu leen lu dul yàlla yilif la adduna du la moom bakkan du la moom bànneex du la moom saytaan du la moom nee na ku fexe ba ñeenti lenn moom la ci kon man ngaa jàpp ne ca dëgg-dëgg am nga liberté nee na maqaam boobu ku fa àgg yàlla day jël sa xol duy koo ki leer ba mu fees def ci xikam ak i mbóot ak barke ak njëriñu àdduna ak laaxira Sëriñ Tuubaa teg ci ne ku gëm ne adduna bii da nga fee war a doon jaamu bu yàlla dañu laa war a yilif boo ëllëgee da nga gore am sa liberté di def loola neex bu ëllëgee it dis koy jël xabaat ko ci buum jàll sànni ko sawar mu lekk ko wala yaasu billahi taala sëriñ bi waxaan na ci mbindam leeral maanaam doon jaamu bu yàlla ak moom sa bopp muy liberté nee na maa thamma illa abdaani abdun yaalamu annahu abdun wa abdun yadunnu annahu xurrun ila axirihi nee na ñaar ñi ñoo fi ne jaam bu xam boppam xam ne ab jaam rekk la ak jaam bu bañ jàpp ne daa am liberté mu ne ku jëkk ki nga xam ne daa xam boppam jàpp boppam jaamu yàlla bu nangoo tax mu nangoo jaamu boroomam di defi ndigalam di bàyyi ay tereem yooyu muy taxool mooy wuññi ay kiiraayam gi doxan diggante xolam ak àjjana ak ci melukaanam bu ko defee xeetu ko àjjana tàmbali koo xeeñ ak xéewalam te daru doxati diggante loolu ak xolam bu ko defee xolam day daal di buur jëm ci ay cérémit sawar lool ci topp ko ci jàmbu yàlla dootu tayyati mukk ca noona lay sax ba dee ñëw fekk ko ci xaal bu boobaa nag la nit ki mën a jàpp ne boppam dëgg-dëgg ku libre sañ a def lu ko neex sañ am lu ko neex sañ a jëriñu fu ko neex ci àjjana mu nekk ci des mooy ka jàpp ne moom boppam daa libre ba lu ko neex def kooku bu ko xetuk àjjana di ëpp sax du ko yëg ngir bàkkaar yi muy def ak bànneex yi muy topp ñooy rey xolam ba du ko yëg boo koy xemeem naka noonu bu ko tàngoor saware di uppit du ci yëg dara ngir bànneex ak bàkkaar yi mu nóor ñooy téye xolam du yëgate dara tàngoor ak xet gi ba di ko daw ci noonu lay nekke ba dee ñëw fekk ko muy nuur ci bàkkaar mu dekkee sawara ñu yeew ko moomu jàmm ak alkane ñu sànni ko sawara mujj ko wala yaasu billahi taala loolu mooy li yàlla di wax ci alxuraan ne innal abraar la fi naimin wa innal fujjaar la fi jahim sëriñ bi nee na ñooy al abraar yi la fi naimin wa innal fujjaar la fi jahim nee na jaam yi nanguwul ak jaam waxum yastarixuuna fiiha moo tax sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee dafa jël mbubbum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ash-shafi' mooy tasjilu ma sabata lil musaffai axna yamini an azan umidfai tolo mooy mbubbum rammu ak xettile moo tax sallallahu alayhi wa sallam jox ko mbóot ak saafara yi mën a saafara raggi jamonoom loolu moo tax bi mu ñëwee mënoon naa fetal jihaar jàmmarloog noonu yàlla yi waaye ngànnaay saxeet ku ko yëkkate loo fexe ba am ko ca boo wéer ngànnaay loola dellu si moo tax Sëriñ Tuubaa ngànnaay tërbiya ak defar ruu yi ak xel yi ak xol yi la jaar ba taxawal li mu taxawal moo tax mu wax ne sama liggéey bi ma doon liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ma ca noppee yàlla defal na ma yàlla fayal na ma boppam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fayal na ma boppam moo tax li ma bëggoon lépp ma am ko farraxani kawni bila akdari fi haasihi daari wa tilka daari dayfal karimi wal jamili wal udud rabbil wara wa bi yukarrimul judud nee na yàlla xamal na ma ne li des ci may dund ci àdduna ba àllaaxira gànnug yàlla laay doon yàlla nag li mu may terale mooy turamu yu mag yii di al karimu al jamilu al wadud rabbul wara te li mu may defal ñëpp a ci xaj ba ca maam ya nee na li ko yàlla fayee
kenn du ci ëppale ay taalibeem yi aju ci moom moo tax mu wax ne allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wajjih ila kulli man taallaqa bi barakati qawlika wa ma kaana allahu li yudi'a imaanakum amin ya rabbal alamin yow yàlla sunu borom maa ngi la ñaan nga julli ci yonent bi di la ñaanal nga defal mbooti ñi aju ci man barke ak mbooti laay ji di wa ma kaana allahu li yudi'a imaanakum yàlla ëpp na foofu di ta seen yaakaar yow yàlla mi nga xam ne yaa mën a may lépp ixfir bi jaahil Mustafa lu kulli man ahabbani li wacci maliki zaman nee na maa ngi ñaan yàlla képp ku ma bëgg te yàlla tax yàlla jéggale say bakkaar naafiu bin fax kulla man taallaqa yaa man hadaani bin nabi wa atlaqa nee na maa ngi ñaan yàlla képp ku ñëw fi man di yaakaar sutura àdduna àllaaxe yàlla may la àjjana ji gën a kawe ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam layyantali bil mustafa al xuluba wali bikun tuwassilul matluba ya rabbi ijaalil muridina maa fi xisnika al xisni wa chamlaj maa nee na yow yàlla maa ngi la ñaan sama taalibu yëpp nga boole leen laqal ma leen ci sa tatay yu say yi yàq mënula àgg maa ngi ñaan nga boole seeni xol ba bu leen dara mën a féewale malik jamiihum nufuusuhum bila sa in yadru wal masahi aqbala nee na maa ngi ñaan yàlla képp ku aju ci man yàlla notol la sa bakkan defaral la ko ba mu jag tegu ci yoon te dara luy lore bañ laa jege ixfir li kulli man ilayya maala wa an yadayhi la tusaxsih maala nee na maa ngi ñaan yàlla képp ku ma wut si jëm ci man yàlla jéggale say bakkaar say loxo yàlla saxal ci ay xéewal ak alal jilaw nafaatani fanfa bi al ayaala yaa man xawal amir wal aqyaala nee na yow yàlla jariñ nga ma maa ngi lay ñaan ni nga ma jariña nga jariñu ko sama njaboot gi ak sama taalibe yow mi nga xam ne yaa moom buur yi ak kàngam bi allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wajhal qasidati haasihi xisnan xasinan lu kulli man taalaqa bi min annaasi ajmain kon ñu tëje ko fi ko Serigne Touba tëje te mooy julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaan xasida gi ñu doon jàng mu doon tata ak kaaraange ci képp ku aju ci sëriñ bi ci àdduna ak laaxira kon mboolem ñu doon ñëw te seen bakkan décision itam tàbbi nañ ci biir wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jërëjëf Bakke ñu tàllal nag sëñ bi ñaan kilifay diine yi mu doon giseel bu ñuy sëlmalee tisbaar ba noppi sëñ bi dana ñëw toog giseeg ñu ñëpp nañu ko daa defee. dana ko defee ak ñoom spectateur yi mooy discours bi nga xamante ni Serigne Bassirou Abdou Khadir def na ko ginnaaw bi nga xamante ni kii di Aly Ngouille Ndiaye pare na bi nga xamante ni kii di Aly Ngouille Ndiaye pare na bi nga xamante ni Aly Ngouille Ndiaye pare na Serigne Bass Abdou Khadir revenir na ci ay mbir yu bëree bëri yoo xamante ni Serigne Bassirou Abdou Khadir revenir na ci mbir yu bëri yoo xamante ni noonu la ko Serigne bi bëggee mu nekk lu am solo ñu teewlu ñaan gi bala ñuy dellu si ci li nga xamante ni moom mooy direct bi. muy lu am solo kàddu yi nga xam ni Cheikh Mouhamadou Bachir yëkkati na ko ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan sunu borom yàggal leen fi lool ñu ànd ak wér ak mucc Pape màggal gi fu nekk la nit ñi jóge mbokk bi ñu taxawal nii moom ci jëwli ñi nga xam ne ñooy yor liggéey bi ca Gàmbi moom la xam naa kon balaa ñuy kii rek ñu gàtt kii ci kàddu yu gàtt rek ñu mën a dugg ci biir. jërëjëf sëñ bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax dañ ko waxee rek Gàmbi waaj nañu màggal waxtaan bu am solo le 21 septembre bi passé dajale nañ seen at ñu toll ci 21 millions 450 mille jox ko Serigne Mountakha ginnaaw bu ñu delluwaat def nañu waxtaan bu am solo boo xam ne toll na ci 313 kamil ginnaaw boo xamee ne daje nañu génne 21 millions 450 mille suñu addiya def préparation pour màggal si ci 313 kamil 28 mille xasida 1 million salaatu ala nabi ngir ñu ànd nga liggéey seen tool ñu ko àggale bàyyi ji. macha allah jërëjëf sëñ Alaaji Ndaw bu Touba ca kanam moom it waa Touba ca kanam am taxawaay bu ràññeeku ci li nga xam ni moom mooy màggal gu mag gi dama naan Touba ca kanam moom dëkk bi yëpp la ñu am taxawaay bu ràññeeku waaye màggal gi nag moom da cee raw
sëñ Alaaj Ndaw yan kàddu ngay yëkkati. dama jox la président sama président du magal am dafa sëñ waaw sëñ bi waaw kon ñu dégloo ni ma ko waxee léegi rek Touba ca kanam seen taxawaay ci màggal gi rawaate na nii màggal gi duggee ci nawet li ngeen ci taxawee camion yeeg mboolem liggéey bi ni nga xam ne noonu ngeen ko doxalee. jërëjëf Cheikh Abdoul Khadir sëñ Jili Ñang ñoo ngi lay ziare bu baax di sant yàlla ci bis bu tedd bi di sant Serigne Touba di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi loolu te wér ni nga ko waxee màggalu ren gi màggal la goo xam ne dafa dugg ci biir nawet ci biir loolu Touba ca kanam bàyyi woon na ci xel jaajëfal bu baax sëñ Jili ak ñi mu doon àndal léegi maître Madické Niang ñu ngi lay nuyu. voilà ci biir loolu Touba ca kanam bàyyi woon na ci xel fekkaat màggal gi nga tàllal ma micro bi ñu yàlla nañ ko fekk ay déwéni déwén ku ñëw si jataay bi sa xol sedd na barki démb Masalik seral na sunu xol tey màggal gi seral na sunu xol kon daal sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér te àggale naalam yëpp waaye nag ku ñëw si bés bi na nga ñëwoon Masalik daa xam ne sëñ Tuubaa yàlla fay naka dégg nañu lool. Maître Madické Niang taalibe nga dégg nga kàddu yi nga xam ne sëñ bi yëkkati na ko muy kàddu yu jàmm kàddu yu boole itam ni mu ko defee woon bi mu ñëwee Dakar. xam nga man si loolu laa mas nekk kenn du ma gis may yee fitna kenn du ma gis may wax luy féewale man pousse laa yor ak wëñ di ñaw teewul nag li ma gëm danaa ko doxal sëriñ bi xam na loolu si man bi yàlla defee ma ñëw di ko wax damay doon candidat dama koy wax doo dégg ma wax lu ñaaw doo dégg ma jëf ka doo dégg ma féewale kon sëriñ bi yàlla nañu yàlla continuer xiir si loolu ñu continuer jëfe loolu. waaw mu nga Maître Madické Niang ñu sant la gërëm la gis itam benn taalibe bu ñëw bokk ci délégation bu nguur gi président Youssou Ndour nga bokk ci délégation bi ànd ak bi nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye moo ko jiite yéen ñëpp ngeen nekk ay taalibe Serigne Touba dégg ngeen sëñ Bass Abdou Khadre kàddu yi mu yëkkati mu duggee ci kii di khalife général des mourides muy kàddu yu woote waaye itam kàddu yu soññee. jërëjëf Mama Fatim ñi ngi ziar sëñ Mountakha ci bés bu màgg bii nga xam ne moom lañ génn démb te kontaan lool ànd ci délégation bi nga xam ne le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye moo ko jiite liñ fi wax lépp mooy jafe-jafe bu Touba am rek mooy priorité gouvernement bi moo war a nekk priorité état ndax lii ñëw ci Touba ay millions ngi nit lañu kon Touba mooy Sénégal loolu rafetlu nañ ko li sëriñ bi wax nag te dëkk ci mooy jàmm ndax ci jàmm ngay mën a construire sëriñ Touba jàmm la woote sëriñ Touba jàmm lay wane li xew bërki démb ci Masalikul Jinaan wane na ko li xew fii tamit tey wane na ko Serigne Touba daal la ñu am moom la ñu yaakaar bu ñu ñëwee ci bés bi ànd ci délégation yi du tee ñu fàttaliku nekk ay taalibe la ñu doon. ay taalibe la ñu nga taxawal entreprise bu day na groupe Futurs Médias am ay recommandation yoo joxe woon tey jii ñi ngi ci waaj a jeexal liggéey bi bu ñu jógee fii ñi ngi dem jël julli jumaa ji nga xam ni télévision Futurs Médias moo ko jëkk def en direct depuis l'inauguration en 1963 lan ngay wax ci groupe bi nga xam ne moom nga déployé fii. sant yàlla rek ndax Futurs Médias xëy na sax boo leen di waxal seen bopp ñu ne ku ràcc jamale sa kanam mu dëll waaye nit ñi seen wàllu bopp taalibe seen wàllu bopp fépp ci àdduna bi ñooy rafetlu liggéey bi ngeen xam ne yéen a ngi koy def képp koo xam ne mënoo déplacé wu pour ñëw Touba yaa ngi vivre màggal gi depuis des années rawatina ren liggéey bu rafet bi ngeen ci dem maa ngi leen di gërëm di leen sant di wax sama fierté ngeen Futurs Médias sama fierté la en tant que talibé kontaan naa lool maa ngi leen di gërëm di soxna Fati muy yow mi di Pape Djibril ak équipe bi nga xam ne yéen ñëpp ànd man ngeen lu ma téeméeri nit loolu moo leen war ndax ku nekk numéro 1 Serigne Touba numéro 1 moom ngay topp. loolu yàgg na ko wax sëñ Cheikh délégation Tivaouane waaw sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sambou waaw di jiite génie ñu ngi ñaan monsieur de Major Chérif Jolof bi mooy introduire ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous avez présidé tout à l'heure la cérémonie. Vous avez évoqué une question cruciale, c'est la problématique de l'eau. Alors quelle est la solution? Mais merci beaucoup.
moi j'étais là depuis quelques jours. J'ai également vécu comme les populations les différentes difficultés qui ont été senties par les pèlerins notamment dans l'approvisionnement en eau. Et je pense, comme j'ai eu à le dire, c'est la première fois qu'on mettait en marche une trentaine de forages au niveau de Touba. Mais malgré ça, il y a eu en tout cas des difficultés dans certains endroits qui ont été notés. C'est pourquoi d'ailleurs le président avait instruit, dès qu'il était venu le vendredi passé, qu'on fasse l'audit du réseau. L'audit du réseau, c'est regarder les différents branchements, comment ça s'est passé, parce que nous pensons qu'il y a une très forte perte, en tout cas d'eau, par rapport à la quantité qui est pompée. Cet audit-là sera fait et en principe des propositions seront faites au Khalif pour régler définitivement le problème d'eau. L'électricité aussi, l'électricité, il y a beaucoup de quartiers ont souffert à cause de l'électricité. Bon, nous sommes au courant de quelques difficultés qu'il y a eu au niveau des ailes. La police a même eu à arrêter des gens, donc c'était beaucoup plus de sabotage qu'autre chose. Parce que je peux vous affirmer que la Sénélec a fait plus que doubler la capacité au niveau de Touba. Donc à ce niveau, il peut y avoir peut-être certains problèmes parce que c'était la première année, mais quand même il n'y a pas de problème de production d'électricité ici. Et on a eu à arrêter des gens depuis hier parce qu'ils procédaient à des sabotages au niveau de certains quartiers. Mais des quartiers comme Darkoudos, Garbouno, de grands quartiers. Bon, je ne peux pas être affirmatif par rapport à tel ou tel quartier, mais normalement on n'a pas de problème de production d'électricité à Touba. Mais nous on a vécu ce problème. C'est possible. On a vécu ce problème. Maintenant il faut peut-être voir la raison. Je n'ai pas eu en tout cas pour le moment le rapport de la Sénélec pour savoir exactement ce que j'ai su. C'est qu'il y a eu des gens qui ont eu à procéder à des sabotages et qui ont été arrêtés par la police parce qu'ils faisaient des sabotages et revenaient en arrière pour demander de l'argent et intervenir. Vous avez parlé aussi de l'Institut avec le gouvernement qui s'engage à aider la communauté mouride à la réalisation de cet édifice. De quoi il s'agit exactement? Non, en fait, pour l'Institut, comme je l'ai dit, ça fait partie des écrits de Serigne Touba. Serigne Touba avait prédit qu'il y aurait une université et Serigne Mamadou Muntaha, quand il a vu également ses écrits, a pris ce chantier. C'est son premier chantier et à la limite, lui-même, c'est son chantier. Le président de la République avait également envisagé de réaliser dans les 45 départements des centres d'enseignement professionnel. C'est la raison pour laquelle, quand il venait à Touba, il a proposé au Khalif de lui réaliser ce centre ici au niveau donc du complexe, ce que le marabout a accepté. Normalement, un complexe similaire était prévu dans la deuxième phase. Un institut similaire était prévu dans la deuxième phase. Donc le président va déjà entamer dans la première phase la réalisation de cet institut de métier qui sera ici réalisé, où les gens vont sortir avec des diplômes de BTS, de BEP, voire même un diplôme d'enseignement supérieur. Merci beaucoup. Merci. Le prochain Magal sera célébré pendant l'hivernage. Inch'Allah. Quelles sont les dispositions qui seront prises pour éviter tous les désagréments? Bon, ça va être difficile d'éviter tous les désagréments. Il y a quand même des problèmes qui sont connus. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons effectivement un problème d'assainissement d'eau pluviale. Parce qu'en fait, si on parle de l'hivernage, c'est l'assainissement d'eau pluviale. Parce qu'aujourd'hui, on aurait pu faire même cette session sous la pluie. Dans ce cas, certainement, on allait bouger d'ici. L'année prochaine, on sera certainement en début octobre. Début octobre, c'est également les pluies, c'est l'hivernage. Il faut aussi qu'on se prépare à ça. Vous savez, on ne peut pas arrêter également tous ces phénomènes naturels. Hein. Dans d'autres pays beaucoup plus développés que le Sénégal, c'est des choses qui arrivent. Mais ce qui est important, c'est que nous, on prenne nos dispositions pour au moins faire de l'anticipation. Vous avez, malgré tous les problèmes qu'on a connus, quand il pleut aujourd'hui, vous ne voyez pas d'eau autour de la mosquée. C'est parce qu'on avait déjà fait l'assainissement. Il faut élargir l'assainissement. On ne peut pas prétendre, nous sommes quand même aussi un pays qui a des moyens limités, prétendre faire l'assainissement de tout bas en une fois. Il faut le faire par étapes. Merci. Merci pour coordination ministre Aly Ngouille Ndiaye. Cheikh Tidiane Samb bu délégation Tivaouane. tabarakallahu soxna Fatim maa ngi nuyu bu baax mboolem spectateurs yi nga xam ne tey ñu ngi xool TFM di kontaan di gërëm bu baax groupe Futurs Médias ni ko seen président Youssou Ndour waxee léegi le ministre Aly Ngouille Ndiaye leeral ko noonu seen jiiri tey xool dafa seddati ndax dégg nga léegi le ministre de l'Intérieur bi nga koy wax rek tudd na ko ci biir waxtaanam wax na ni la xew ca Massalikul Jinaan ñi nga xam ne ñoo bokkul sax ak ñoom diine te ñuy sénégalais ubbi nañ seen i bërëbu jaamukaay yàlla jox ko jullit yi jox ko askanu Sénégal ñu jaamu fa yàlla. ministre de l'Intérieur waxaan na ko également ci ngoonuk inauguration Massalikul Jinaan ñu ubbiwaat fi nga xam ne tabarakallahu mooy xurumu jumaa ji dafa xadar jumaa boo xam ne nii la Serigne Touba waxoon radiyallahu anhu fa kulli wirdin yuridil murida li hadratillahi walan yahida loolu tey dëggal nañ ko mais xool délégation bi jógee Tivaouane tey sëñ ji tey ki ñëw fii ci représenté ki nga xam ni
mooy le khalife général des Tidianes di Pape Mansour mo Cheikh Hadji Abdoul Aziz Dabakh xam nga Alhaji Abdoul Aziz Dabakh ni mu mel ci Touba ni mu mel ci xolu jullit ñi rawatina li nga xam ne daana ko gane si daan jógee fu nekk ci àdduna moom Alhaji Abdoul Aziz daan ñëw fii nga xam ne mooy Touba nga xam ne tey doomam moom la Serigne Baye Sy Mansour khalife général des Tidianes yebal boole koog doomu Serigne Abdoul Aziz Al Amin te ku ne xam diggante Serigne Abdoul Aziz Al Amin ak ki nga xam ne mooy Serigne Sidi Mokhtar ak ñi nga xam ne tabarakallahu ñoo jógee Tivaouane muy délégation bi yaatu kër diine yëpp ñëw nañ màggal gi daal tabarakallahu kër diine yëpp gis nañ seen cër wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam kon mbokk yi dañuy may rek ndax petit day ñëw ndax sëñ Bass day def benn déclaration fale ñu war a jël déclaration bi nga xam ni moom la Cheikh Mouhamadou Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir di def kon ñu jege ko ba xam ndax daan ko mën a taataanal sunu mbokk yi muy déclaration boo xam ni. يا واهب الحب مع الطباع وصل يا فردا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآلي مع سياب المهتدين يا من بي ليوت خير دين وسلم علي يا كريم وخذ إلي كل ما ndax iza nudiya lis-salaati min yawmi l-jumu'a fas'aw ila zikrillahi wa zarul bay' waxtu bi dafa tabbi moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon lool soññe ci ne nañ fexe balaa fukki waxtoo ñaar waxtaan wi jeex fàgguloon na ma ci lu rëy nag ñaam boo fexee ba mu am rek li desoon ci liggéey bi kon nag ñu ngi ci sant yàlla bu baax ci tawfeex jooju nga xam ne fàgguloon nañu ko suñu digg Sëriñ Tuubaa tam am di leen sant yéen ñëpp ci seen taxawaay ak seen liggéey ci màggal gi di sant seen kilifa yi ak yéen ñi nga xam ne yéen la jabal taalibe yëpp ñoom maase ci rafetlu liggéey bi taxawaay bi ñoo ñaane ci barke Sëriñ Tuubaa ñu yàgg koo jëf te day ceeg tawfeex day ceeg ngërëmu Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la ñu sàkku itam di ñaanal itam ñi nga xam ne ñoo fi bàyyi ko ndax bi may jeexal rek ndax xam nga xel day fàttu ndax doomu aadama suñ borom wakkaana dañuy wax ne doomu aadama li tax ñu tudd ko ay saan mooy fàtte gi ñu fàtte tax am na ci borom xam-xam yi ñuy wax loolu moo tax nit dee fàtte waaye ñi nga xam ne dañoo ñëwoon bàyyi seen i kër ngir ñoom màggal si far suñ borom moom leen ci yoon ñëpp ñu ngi leen ñaanal suñ borom jéggal leen te yaram leen te xam ne am na daraja nekk shahid te loolu doon lu yomb kon nag ku ñëw ci màggalu Sëriñ Tuubaa gi wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ilallaahi wa rasuulihi summa yudrikuhu l-mawt faqad waqa'a ajruhu noonu lañ ko jàppee kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu muy kaddu yu am solo yoo xam ni Cheikh Mouhamadou Bachir sof na ko ci kaddu yi nga xam ni wax na ko ci ndigalu Serigne Touba Serigne Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bachir kon ñun ñëpp ñu tàllal nangu ñaan ndax ñaanam mooy ñaanu Serigne Mountakha ñaanu Serigne Mountakha mooy ñaanu Cheikhul Khadim yàlla nañu yàgg wuy si wooteem bi yàgg ko fi fekk moom mi ñu dénk woote bi yàlla yàgg ko defal ndam ndax amatina ndam ren jii li fi teew kenn xamul na mu toll taskatu xibaar yi li fi teew ëpp na junne ak juróomi téeméer Mbàkke woote nga waaye wuy si nañu yàlla na fi yàgg tamit ya man hadani li fi'li al-khayr salli wa sallim ya jamil ya man yafi minka al-ma'mul ala allazi sumatu rasul kama bi minka atani sul wali wa sahbihi wal taj'al zanna اسمك بردا يرجع صل وسلم يا ولي على الذي سمعته لم يلقوا قلبي أين قلبي هوداري سلبي هوداري داري خير العباد صفوك بادي من المبادئ. Vous vous réveillez tous les matins et donnez le meilleur de vous-même pour une vie meilleure. Épargner pour vous, c'est préparer un avenir meilleur pour vos proches. Le retour sur investissement est très important pour vous.
Vous avez besoin d'un partenaire qui a transformé des rêves en réalité. Créer des solutions innovantes et soutenu des idées qui ont ouvert la voie au progrès technologique. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Quelqu'un qui a 125 ans d'expérience. Quelqu'un qui fait de vous une priorité. Nous étions là et nous l'avons fait. Vous pouvez compter sur notre réseau de filiales à travers l'Afrique subsaharienne, de la RDC à la Gambie, au Ghana, en Guinée, au Sénégal, en Sierra Leone et au-delà. Misez sur notre expérience, car chez FBN Bank, nous faisons de vous notre priorité. FBN Bank est une filiale de la First Bank of Nigeria, créée depuis 1894. FBN Bank, vous d'abord. لكم دينكم ولي دين. أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.